seen rajo Safina FM 98.2 di rajo askan wi moo dellusiwaat ci seeni soxla fas yéene ànd ak yéen ci seen émission taxawu askan wi di émission bi taxaw ci seeni yitte askan wi di suñu soxla di si dalal ay boromi xam-xam ay kàngam ci fànn wu nekk di si càmbar mboolem fànn ci soxla yi askan wi moo xam politique éducation santé wala environnement économique di soxla yi askan wi ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen émission taxawu askan wi saa su nekk incha allah fii ci seen rajo Safina FM 98.2 seen mbokk Mouhamadou Mansour Fall di ci ànd ak Seyda Ñuma Ba madame Gange seeni soxla di suñu yitte. alhamdulillahi rabbil alamin ñu santaat yàlla bu baax a baax julliwaat ci sangu-sang yi te mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellusiwaat ci seen plateau taxawu askan wi seen émission taxawu askan wi seen rajo Safina FM 98.2 ñu dellusiwaat ànd ak yéen saa su nekk comme ni ñu ko daan defee kenn ku si nekk ñu fekk la fi nga toog jox la suñuy ñaari loxo wax la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu julliwaat ci Seyduna Muhammad bu baax a baax waaye nuyu mboolem ñi nga xam ni saa su nekk ñi ngi ànd ak ñun
seen émission taxawu askan wi fii seen rajo Safina FM nekk rajo askan wi tey nag ñu dellu si waat incha allahu rabbi ci beneen numéro war a waxtaane beneen point ci beneen actualité incha allahu rabbi ñu nuyu suñu sang nag suñu sëriñ di Thierno Hamidou Yero Bane ñu nuyu ko bu baax a baax ziar ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla mu dëgëral ko sàmm ko waaye nuyu morom ñi nga xam ne saa su nekk ñi nga ànd ak ñun ñi nga ànd ak kan Kalilou incha allah moom la ñuy àndal di borom kër gi moom la ñuy àndal saa su nekk suñu émission taxawu askan wi nuyu personnel rajo bi yëpp teg ko ci loxo directrice bi waaye Ibrahim mi nga xam ne moo nekk ci xarale yi ñu nuyu ko moom it bu baax a baax bala ñoo dellu si suñu gan wala ñuy ñëw ci point bi ñuy war a waxtaanee dañuy bàyyi ak Kalilou incha allah mu nuyu ak waa taxawu askan wi yëpp. fay naa la Hadji Mansour di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila Thierno Hamidou Yero Bane di nuyu baax directrice générale madame Ñuma Baax Gange di nuyu tamit képp nga xamante ne yaa ngi safoo di déglu seen waxtaan taxawu askan wi mbégte ak kontaan dañu am saa su ne ñëw fii di ci waxtaan ay ponk yi nga xamante ni day soxal askan wi mbégte ak contentement tamit di ci ànd ak yow Hadji Mansour di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu baax tamit suñu invité di Assane Sarr di ko wax dal ak jàmm si sa kër dal ak jàmm sa émission taxawu askan jërëjëf noonu la présenté suñu invité bi daañu jël si waat ci Kalilou mu présenté suñu ki nga xam ne mooy suñu invité tey fa tabarakallah ñu war a waxtaane li nga xam ni mooy ay di jàmbat li nga xam ne mooy coow actuellement ni mooy mbëkk mi ku nekk gis na ni boobu ak léegi li fi actualité actuellement ni mooy nit xal ndaw ñi nga xam ne ñi ngi sóobuwaat géej gi ngi ci teranga te am benn slogan boo xam ne moom lañ ci jëloon muy Barça wala Barsaq nag ana lan moo ko waral ana lan mooy saafara si ana lan moo ko war a dakkal dañ ci lañuy jël siwaat ana lan moo ko indi kañ la commencé fan la commencé moom la ñuy bàyyi ak suñu gan waaye dañuy bàyyi ak Kalilou moom mu présenté ñu ki nga xam ni mooy suñu ganu tey di Assane Sarr incha allah. macha allah Hadji Mansour ni nga ko waxee tey ñu war a waxtaanee ponk mu am solo mu ñeel lii di immigration clandestine ñu gën ko xamee ci wolof muy mbëkk mi mu nekk li nga xamante ni dafa amaat doole fii ci réewu Sénégal tey nag ñu ngi wax suñu invité mu ngi tudd Assane Sarr moom mu ngi ne ab historien spécialisé des relations internationales enseignant en histoire et géographie ak tamit géoéconomie tey moom la ñuy dalal di ko wax salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi Sarr. waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi di leen nuyu di leen ziyaara di jiital si nuyoo yi kilifay kër gi rawatina directrice bi nga xamante ni moom moo ñu dalal ak képp ku nga xamante ni yaa ngi liggéeyee ci kër gi mais également di nuyu képp ku nga xamante ni yow yaa ngi déglu rajo Safina FM di kontaan si invitation bi nga xamante ni invité ngeen ñu ko pour ñu wax si li nga xamante ni moom mooy xew-xewu jamono. Merci beaucoup. jërëjëf macha allah Hadji Mansour. jërëjëf Kalilou yaakaar naa ku nekk xam na ni kon suñu gan lañ ko invité pour ñu waxtaan si ku ko maîtriser la. domaine am lay doon tamit koo xam fi mu koy jaar lay doon. waaye bala ñoo avancé moom la ñuy bàyyi ndax yaakaar naa ni mbënd mi moom. yàgg na fi mbëkk mi yàgg na fi. mbëkk mi yàgg na fi coow li bari na actuellement nii ba yëngatuwaat na actuellement nii. ba jolliwaat moom dañuy dellu soit ci moom. est-ce que lu bees la ci réew mi wala lu fi yàgg la sëñ Assane. jërëjëf Mansour xam nga comme ni nga ko waxee mbëkk mi. du lu bees ci Sénégal mooy li nga ubbee sànq rek ni di def di waxu li ay di jàmbat. te mooy ni bu ñu waxee immigration clandestine maanaam voyage irrégulier ñi nga xam ne ñu ngi jógee Sénégal di dem biti réew. di ko jaar ci yoon yi nga xamante ni yoon nanguwoo ko. loolu yàgg na am Sénégal. waaye nag ampleur bi dëgg-dëgg amoon na ci ay at jamono yi nga xam ne suñu président Abdoulaye Wade mu ngi fi woon. surtout en 2007. boobu ñoom ñu defoon ci ay politique yu amoon solo pour jéemoon ko réduire. bi président Macky Sall ñëwee également ñoom itam ñu defaat ci ay politique ba ampleur bi nga xamante ni nii immigration clandestine amoon na ko fii ci Sénégal mu wàññeeku woon bu baax. waaye nag ñu gis ni tey fii jamono toll fi nga xamante ni toll nañ ko ci àdduna. ñu jékki-jékki gisaat ni mbëkk mi ampleur bi nga xamante ni amoon na ko ay at ca ginnaaw daf ko gën a amaat. ba dellu si ba tey soo xoolee li nga xamante ni moom mooy actualité da ngay gis ni jeunes yi ñu ngi daw di dem. te yoon bi ñuy jaar nekkul yoon bu nga xamante ni yoon bu baax la. donc kon de façon très ramassée. immigration clandestine du lu bees ci Sénégal.
ci loolu du lu bees lu Sénégal mais dañoo dem ba ci jëmmi jamono rawatina si jamono yi ñu nekk tey ñu gis mu jugaat xale yi di jëlaat gaal bi di dugg ci géej gi. immigration clandestine wax nga ko dafa yaatu mais Sénégal mbëkk mi moo leen solo mooy wàllum ndox mi mooy yoonu ndox mi tey jël gaal yi di dem ca Espagne wala dem ca lu ci mel ni Italie wala ba ca Libye tey bu ñu ñëwaatee ci ana lan moo waral mu jugaatee nii loo ñuy wax. voilà merci beaucoup xam nga li waral jógaatu mbëkk mi bëri na. xam nga tey àdduna bi surtout ci suñu réew yi le Sénégal en particulier réewu Afrique yëpp. dañu nekk ay réew yu nga xamante ne nii dañu pauvre mais fi ñu toll nii nag pauvreté bi nekkul rek ni moom mooy cause bi. nga xamante ni moom moo tax tey mbëkk mi jógaat. mooy ndóol mi nekkat l'actualité mooy ndóol mi ñàkk parce que am na ci yeneen yu nga xamante ni waral nañ ko maanaam li ñuy wax la pression sociale. maanaam nekk bi nga xamante ni nii ñu ngi koy nekk ci kër yi wala ñu ngi koy nekk ci penc mi. te penc mi di am benn façon dundin bu nga xamante ni ñu ngi koy bëgg di dund. donc boobu bokk na ci. te li gën a waral loolu sax mooy xam nga ñun sens bi nga xamante ni am nañ ko wala ni ñuy comprendre rapport yi nga xamante ni sénégalais bi am na ko ak xaalis. wala définition bi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy définir réussite maanaam tekki. wala li nga xamante ni par exemple dañ naan soo demee ba tekki wala dama war a dimbali samay waajur est-ce que nekkul benn pacte bu nga xamante ni moom mooy sonal ndaw ñi. di exercer benn pression ci seen bopp ba tax ñuy dem di engager mën ni beneen bi ci des aussi am na yeneen yu ko waral. muy les accords de pêche. parce que reportage bu ñu seetaan bu yàggul rek ñu ngi wax naan accord de pêche yi tax na ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy les pêcheurs sénégalais amatuñu sens wala li nga xamante ni moom lañ am ci avenir bareetul pour que ñu mën a liggéey ñoom ci géej gi. ndax géej bi amatul ndox ci seen i kàddu géej bi amatul jën am na jën mais problème bi mooy ki yore gaal mënul bokk ak ki yore bateau industriel. yore ay machine am nekk ci digg géej ga di napp di fexe di ootal jën yi pour ñuy ñëw. bokkul ak ki nga xamante ni gaal gi mu yor. ci superficie bi rek la mën a yam mënul sori. xam nga ñooñu du ñu yam. léegi nag li ñu gis mooy tey jii ñooñu nga xam ne ñoom ñoo yoroon gaal yooyu. doon nappi te amuñu. mooy gaal looce yi doon nappi te amuñu opportunité accéder ci en haute mer wala boog ci accord de pêche yooyu noonu. ñoom ñooy mujjee nekk les transporteurs. beneen bi ci des mooy. ndaw yi nga xamante ni nii doon nañu dundee aussi ci wàllum pêche moomu. bu ñu demee ba tey revenu yu ñu daan am mënatuñ ko am. bu boobaa ñoom it dañuy tenter beneen yoon. mu bokk ci aussi fi ñu toll ci jamono muy contexte de Covid-19. nga xam ne ñu bëri ñàkk nañ seen liggéey ñii ñàkkuñu seen liggéey mais li nga xam ne doon nañ ko am ci revenu des na. du coup loolu dafay waral rek ndaw ñi commencé waat jógaat songaat yoonu mbëkk mi. di tenter aventure yi nga xamante ni c'est des aventures incertaines. donc yooyu daal de façon ramassée mun nañu wax ni bokk na ci li nga xamante ni moom moo tax ndaw ñi jógaat songu yoonu mbëkk mi pour dem ci biti réew moo xam Espagne la moo xam Italie la moo xam Libye la te réew bu ci nekk aussi it li ñu fay demee am na lu tax ñu dem fa parce que am na lu tax ñu dem fa effectivement am na lu tax ñu dem parce que soo jëlee par exemple réew bu mel ni Espagne wala Europe dans l'ensemble tey fii ñu toll nii ñoom ñu ngi ci hiver maanaam ci période sedd bi te fi ñu toll nii ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a yëg le coronavirus donc comme yëg nañu ko te gis nañ ni les pertes en vies humaines maanaam ñi fa dee ci wàllum feebar mi bari nañu te ku xam Europe xam ni seen population seen politique de naissance yi dañ koy réduire effectivement wala ñuy def la politique de l'enfant unique loolu soo ko defee nga xool ci wàllu population donc le renouvellement de la génération dafay causer problème ay mag ñoo fa ëpp la population européenne tend vers le vieillissement maintenant comme ay mag ñoo fa ëpp te coronavirus gi ñëpp wax nañu ni mag ñi ñoo ci ëpp lu ñuy ñoo ci gën a loru ñoom ñoo ci gën a loru maintenant mag ñooñu ci loru bu fekkee ñoo doon liggéey te comme par exemple soo jëlee comme Sénégal am na ay liggéey yu nga xamante ni sénégalais yi fi nekk dëkk fi nanguwoon ko liggéey sekkante ni fee am na ay mag yu fay liggéey ndaw yu fa nekk am na liggéey yu ñu nanguwul liggéey par exemple dem ci tool yi bay wala dem ci industrie yi donc la demande dafay forte maanaam li ñuy soxla ci nit kuy liggéey ci seen bërëbu liggéeyukaay yooyu moo xam mbay la moo xam ci industrie yi la dafay forte loolu nag moom mooy waral mooy ouvrier yi mooy waral tey ndawu Sénégal yi bu ñu déggee lu mel noonu dañ naan dañuy daw parce que fii ñu toll nii dañ naan ab prox ndoll la njëkkante lay mujjee doon sax en réalité moo tax fi ñu toll nii tey tembe plus de presque environ 2500 personnes débarqué nañ en Espagne fi ñu toll nii ci îles Canaries nii tey fi ñu toll nii di wax ak yéen
parce que démb c'était environ 2000 personnes c'est-à-dire 2000 yi tuuti moo ci manqué woon mais tey ci suba soo déggee actualité gis nga ni 401 personnes débarqué na Îles Canaries waaw. Îles Canaries donc ngay gis ni mu ngi gën a yéeg te loolu dafay am ay conséquences parce que déjà le ministère des affaires étrangères bu Espagne annoncé na ni dinañ tëj frontière maritime te bu ñu tëjee frontière maritime du am impact rek ci l'immigration clandestine mais dafay am impact ci yeneen te normalement yu bokkut ak immigration ci wàllum napp parce bi que frontière la bu ñu ko tëjee tëj nañ ko effectivement mooy bunt boo tëj su ma tëjee bunt bi tey doo dugg kenn du ki nekk ci biir du génn donc yooyu am yeneen njeexital bokk na ci vraiment li nga xamante ni moom mooy tax les jeunes di daw di dem ci réewu tubaab yi réewu tugal yi pour dem fa wuti liggéey. sànq dégg nañ ko ci say wax nga ni du ci ëpp dafa nekkoon ñi nga xamante ni ay mool lañu ñu ngi nekkoon ci géej gi di liggéey dem ba mujj bi xëy na jën amatul wala tamit amatuñu yenn xarale yi wala yenn matériaux yi pour mën a napp nu ñu bëggee tey ñun ñooy jël gaal gi di dem wala yu ci ëpp sax ñoom ñooy yóbbu gaal yi mais lu ci gën a jaaxal léegi mooy da ngay gis benn pël boo xamante ni nag la am xar la xamul dara lu dul ndox mais ñoo ñëw di sóobu ci gaal yi di ci jëm te kon ni nga ko waxee kenn xamul lan moo tax léegi nekkatul mool yi wala lébu yi nga xamante ni ñoom ñoo gënoon ñeme ndox mais léegi nit ki day jógee fépp nekk joolaa bi séeréer bi ñeneen ñëpp la ñuy ñëw sóobu ci te xamuñu ndox miinuñu ndox. waaw gis nga loolu c'est-à-dire du question wu ñeme ndox problème bi du ñeme ndox ak ñàkk a ñeme ndox mais fi ñu jëm lanu fa séentu li nekk ci seen bopp. lañuy xool moo leen di yëkkati. xam nga par exemple am na ñoo xamante ni naturellement dañu am obsession ci voyage. maanaam seen àdduna yëpp ak lu nu mën a am lu nu tekki tant que voyage yi wu ñu duñu am jàmm. parce que ñiy voyage yi moom moo tax ma wax la sànq ni la cause yi nga xamante ni moom moo waral voyage bi du pauvreté kese. parce que bu doon pauvreté kese ñu bëri duñ dem ndax pour nga voyager il faut nga débourser entre 200 000 ak 500 000 francs parfois même plus. léegi ki dépensé 200 000 wala ki am 500 000 est-ce que 500 000 boobu moom mënu ci ubbi benn boutique. wala bu dee pël lan sàmm la xam mu dem jënd ci ñaari nagam fas yéene koo sàmm. bu jëndee nag bu góor jënd nag bu jigéen. bu ñu tëboo mu sàmm bu nu amee doom mu reproduire. bu yàggee mu am gétt. mais dañuy préférer parce que yaakaar nañu ni bu ñu demee Espagne dinañu liggéey te bu ñu liggéeyee mun nañu gagner lu ëpp foofu li ñu doon gagner li ñu doon am fii. beneen problème bi posé aussi da ngay comprendre que ni. malgré que ni du pauvreté c'est-à-dire ñuy voyager ñàkkuñu lool c'est-à-dire nekkuñu dans la précarité mais dañu séentu ni bu nu demee dinañ fa am lu ëpp loolu moo tax ñuy dem parce que di nga gis ku nekk Sénégal par exemple am ñaari liggéey wala mu am benn liggéey bu baax di ca suturlu mais problème bi posé mooy li muy am lépp dafay yem ci ay dépenses du ko doy sax parfois te parfois da ngay gis ni am nga benn xarit bu nekk Europe bu nekk Espagne bu nekk Angleterre wala bu nekk Italie commencé naa tabax am na soxna mu ngi teral ay way juróom loolu dafay peser ci bopp nit bi léegi nag mu fekk ci pression sociale bi ma la waxoon sànq ñu ne la yow kat yaa ngi fi tekkiwuloo dara sa moroom yëpp tekki na c'est-à-dire baatu tekki bi est-ce que nekkul benn fardeau bu nga xamante ni nii tey jii nii penc mi dañ koy teg ci boppu ndaw ba tax ñu mun révolté wu pour tenter yoon bu nga xamante ni mooy yoonu mbëkk mi. est-ce que Assane tamit duñu jàngat ka li xew du ndaw ñi dañoo amatul yaakaar. dañoo amatul yaakaar ci réew mi ni muy doxee amatuñ yaakaar ci seen koom-koom parce que yenn saa yi nga waxtaan chaque jeune danaan la fii bala nga fay am 500 000 sax yoo takkee jabar problème la di nga ko dagale ay at doo ko mën a am est-ce que tamit du ñàkk yaakaar ci réew mi actuellement. waaw loolu aussi am na si. loolu am na ci parce que su fekkente ni ndaw bi dem na ba tey jii l'emploi n'est plus garanti maanaam pour mu am liggéey wóorutul su boobaa fu mu ko yaakaar rek fa lay dem parce que moom lañ lay wax ni la buntu bi nga yaakaar rek lay fëgg. effectivement ñoom buntu mbëkk mi lañ yaakaar kon moom la ñuy fëgg. maintenant nag li waroon mooy ñu fexe ba ñoom du nekk buntu mbëkk mi rek du nekk buntu kese bu ñuy yaakaar pour dem fëgg yi ko am parce que wax nga ko sànq. xam nga tey jii nii boo nekkee ci penc bi nga dëkk ci benn koñ. gis nga ko ci réseaux sociaux yi fan yi 6 millions 7 millions moom la ñuy maye ay may bu jëkk. maintenant ki ko amul te bëgg soxna nan lay def. wala nga gis ni par exemple kii kat su génnee yaa ngi gis mu ngi battre wala yaa ngi gis mu ngi def leneen. te fekk na moom liggéey bi muy liggéey mayu ko mu débourser lool. donc est-ce que jaadawul kon ñu xool rapport bi nga xamante ni penc mi mooy li ma waxoon sànq. mu koy am ak xaalis. rapport bi nga xamante ni penc mi mu ngi koy firee ku tekki. parce que ku tekki ñu ngi koy xamante rek ku yor alal. te est-ce que alal kese mooy tekki. mooy tekki c'est-à-dire nit ki dañu war a fexe ba cultiver ci moom ce qu'on appelle l'estime de soi. parce que loolu suñu ko defee. dina nous permettre ñu réussir lu bëri.
loolu moom mooy tax peut-être que yooyu yëpp soo ko boolee xëy na mën na nekk li nga xamante ni moom mooy tax jeunes yi désespéré parce que amatuñu yaakaar ci li nga xamante ni ñu ngi koy gis nañu aussi yeneen te mooy da ngay gis léeg-léeg ni di nga am compétence yi nga gis keneen ko amul compétence fa nga waroon liggéey moom mu liggéeyee moom it li mu mën rek mooy bu lambee fii mu dëgër mu lamb fii mu dëgër mu lang fii mu dëgër mu gis buntu mbëkk mi te parfois problème bi am mooy xam nga maa ngi lay tuddal sànq ni la il faut nga débourser 200 000 wala nga débourser 500 000 francs pour voyager mën na bañ a nekk lu mu liggéey mën na nekk ni parents yi ñoo nekk derrière yaay ji mën na dem natt wala mu dem lijjanti ni ko am demal mu encouragé ko parce que loolu aussi am na ñii dem am na ñu nga xamante ni dañ leen encouragé nekkul rek am na set ñoo xamante ni dañuy dem dañuy làqatu pour mën a dem mais am na ñu nga xamante ni dañ leen encouragé pour ñu dem seeni wayjur ñu lebal leen xaalis wala ñu teggil leen natt wala ñoom sax ñu dem lebi xaalis pour dugal ko ci pour mën a dem parce que yaakaar nañu toujours rek mooy li ma waxoon sànq ni am nañu yaakaar ni bu ñu demee fa nu jëm kat bu ñu àggee dinañ mën a voyage dinañ mën a liggéey tekki wala pour dañ koy faral di wax tukki est-ce que tax na tekki ndaxte dañuy gis tey am na ay doomu Sénégal yu bëri ñoo xamante ne ñu ngi ci bitim réew mais tey dañuy gis ni ñoom dañuy amay jafe-jafe si seen nekkin am ñoo xam ne ñu ngi fa amuñu këyit pour ñu liggéey sax problème la dañuy wax chaque jour bu ñu xëyee dañuy daw di làkkatu ñii di takk der yi tey kon li nga wax tey dëgg la ñoom jàpp nañ ni foofu Eldorado la boo fa demee da ngay tekki mais tey est-ce que tukki réellement tax na tekki bon en fait tukki taxul tekki li tax mooy am nañu tukki te tekkiwuñu am nañu tukkiwul ba pare tekki loolu moo tax man la tukki taxul tekki ndax tey jii nii soo defoon reportage Europe nga def reportage fu mel ni Espagne wala fu mel ni Italie wala fu mel ni France di nga gis ni am na ay Sénégalais yu fay dund wala ay Africains yu fay dund te amuñu liggéey te pourtant ñu ngi fa parfois sax dinañ am këyit mais dañu am problème pour liggéey wala nga gis ku nga xamante ni dina dem 20 ans du ñëw du mun ñibbisi wala nga gis ku nga xamante ni dina toog 1 an wala dina toog 2 ans du yónnee dërëm famille donc kon tukki taxul tekki par contre nga gis à côté benn jeune bu nga xamante ni puusul paasul maanaam demul fenn mu ngi fii ci réew mi te pourtant mu ngi fii réussir léegi réussite yooyu nga xamante ni jeunes yi ñu ngi koy am ci dëkk bi moom la ñu war a mettre au devant de la chaîne ñu médiatiser ko parce que li xew aussi médiatisation bi bokk na ci parce que xam nga mbëkk mi la ñuy wax mais ñiy jaar fu dul mbëkk mi aussi bëri na surtout par exemple Libye bi nga tuddoon sànq nit yu bëri bu ñuy dem jaar ñu ci désert bi la ñuy jaar ñoo gën a sonn sax ñooñu ñoo ëpp sax lu dee mais problème bi mooy fii ak mbëkk mi di nga xam lan moo dee ñaata di nga ko à peu près parce que boo defee ay recherche di nga xam ni gaal gi débarqué na te gaal gi bi muy dem ñaata nit a ci nekk donc soo xamee nombre de rescapés bi da ngay xam nombre de morts yi mais gars yi ñi ngi wax ni chiffres yi ñuy joxe nii ak li dee day utee mais si chiffres yi même bu wuutee déjà li dee c'est alarmant parce que keroog bu ñu xoolee organisation internationale des migrations lu mu wax ba mu waxee ni am na lu toll ci 100 et quelques yu dee. non 400 et quelques 480 et quelques ci benn gaal gi rek actuellement. ci benn gaal gi lu ñu waxoon 100 et quelques ñoo ci dee mais nguuru Sénégal dañoo génn weddi ko te nee woon nañ 200 ñoo ci nekkoon kon ni nga wax 42 dee ci ñoo ci des kon mun nañ jàpp ni 152 yi ñàkk nañ seen bakkan waaye nguuru Sénégal dañ ko weddi pour wax ni loolu amul. gis nga fi ñu toll nii. lépp 400 personnes. dee nañu ci mbëkk bi. ci Afrique ci Sénégal. ci Sénégal laa waxuma Afrique de. ci jugaat gu bees gi rek ci jugaat gu bees gi. jugaat gu bees gi nag du ci weer bii dong kese. maanaam par étape la. maintenant da ngay jékki-jékki rek mu siiw. mais du ci mois de novembre bii ñu nekk. gars yi ñu ngi doon yolo si ndànk di ci ndànk. ci loolu laa ko bëgg a laajee sax gis nañ ni tey depuis 2006 boobu ngay wax mooy année 2000 nga xam ne mbëkk mi si la daal di woon jóg ci Sénégal bay ñëwaat ci atum ren bi gis nañ ni way tukkikat yi nga xamante ni immigration clandestine di ko jaaree ci géej gi yëpp Sénégal la ñuy débarqué que muy sénégalais que muy yeneen nationalité yi ay Mbour ngay dégg ay Sébikotane ay Soumbédioune wala ay Saint-Louis ñu si ëpp Dakar Sénégal la ñuy déparé lu waral loolu. waaw xam nga loolu li ko waral mooy c'est ce qu'on appelle li ñuy wax naan le Sénégal a une position stratégique. Du point de vue géographique. Parce que le Sénégal a une ouverture sur l'océan Atlantique. Et on sait que l'océan Atlantique moom moo relié continent mën nga jóge Sénégal dem Europe mën nga jóge Sénégal dem Amérique mën nga jóge Sénégal dem Asie. loolu moo justifié sax d'ailleurs entre parenthèses port autonome de Dakar influence bi mu am en Afrique de l'Ouest. Effectivement. loolu moo taxoon aussi
les colonisateurs bi ñu fi ñëwee ñu defoon Dakar la capitale de l'Afrique occidentale française. parce que ouverture bi la. yéen ñëpp dégg ngeen la traite négrière. le commerce triangulaire. pourtant bateau yi Gorée lañ doon départ dem Amérique. jóge Amérique dem Europe jóge Europe ñëw Sénégal. loolu moom moo waral lool. loolu la ñu topp ba tey. waaw léegi nag parfois li tax léeg-léeg ngay gis même ñu dëkkul Sénégal nga jékki-jékki ñu teere ci Sénégal dañuy réer. parce que géej gi aussi du suuf si. il faut nga am ay moyens yu nga xamante ni soo nekkee biir géej dina la mën a guider ba nga àgg fi nga jëm. soo amul moyens yooyu da ngay jékki-jékki réer mooy GPS bi léegi. soo amul moyens da ngay jékki-jékki réer teere Soumbédioune baa nga teere Saly baa nga teere ci beneen plage yaakaar ni àgg nga fekk àgguloo. est-ce que mënuñu ko firee tamit Alassane suñu géej gi moo amul sécurité. man bokk naa ci ñi nga xamante ni man d'accorduma sax ni gaal mën na fi jóg ba dem ba yegg te kenn yëgu ko. jaaxal na ma de. dégg naa benn mu wax ni. il y a environ 29 000 gaal qui sont immatriculés au Sénégal. 29 000 gaal. waaw yu nga xamante ni am nañ matricule. waxuma accord de pêche yu am matricule. ok. donc normalement Sénégal am na la marine nationale. effectivement mooy ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllu ndox mi tey nekk ay soldats wala ay militaires. bu ñu ko mënee waxee noonu. te am nañ aussi matériel gis nañ fi défilé 4 avril. effectivement ñu gis fi ay bateau. wala ay yacht yu nga xamante ni ñu ngi ci biir ndox mi. gis ay avions yu nga xamante ni ñu ngi survoler di surveiller côtes yi. ce qu'on appelle les gardes-côtes. léegi ndaka la gaal bu nu immatriculé. mën a déparé Sénégal ba àgg Espagne te kenn yëgu ko. xel nangu man ci sama xalaat. ci loolu gis nañ ni. fan yi ci loolu dama koy pour dëggal li mu wax rek gis nañ fan yi lu mën bi jógee mbëkk mi ba mu jógee ni ci àllarba bi passé am na benn gaal bu départ te fan lañ ko jàppee ñu ngi ko jàppee Mauritanie te fan yooyu fekk mbëkk mi jug na ba sonal sénégalais ba ñu yokk ba ñu renforcer lii di sécurité maritime bi mais teewul ci mercredi bi la passé am na benn gaal bu jógee fii di dem Espagne ba teeri jee fële ca Nouadhibou bi ba ci am ay sénégalais yu si ñàkk seen bakkan donc loolu kon da nga bëgg bu ñu jàppee ni kon mën nañu wax ni négligence la. négligence am na ci parce que li tax négligence am na ci mais ñaata yoon nga dégg problème pêche Sénégal ak Mauritanie. bëri na c'est parce que ñoom xam nañu ni bateau de pêche bu jugee Sénégal dugg Mauritanie dañ koy yëg. bateau de pêche bu jugee Mauritanie dugg Sénégal dañ koy yëg mais ni ñuy yëgee bateau de pêche yooyu di franchir frontières yi lan moo tax mënuñuy yëgee bateau yi nga xamante ni wala gaal yi nga xamante ni ñu ngi débarquer Sénégal di génn. xam nga loolu problème mag sax. donc moo tax ma wax la ni la normalement marine bi parce que tamit mbëkk mi yoon yi du fu la neex rek jaar. tey jii nii bu ma jugee sama kër di ñëw Safina du fu ma neex rek laay jaar pour agsi Safina dafa am yoon bu may jaar pour agsi. maintenant su fekkente ni jaaruma yoon bi may jaar pour agsi Safina forcément dina am ku ma xàmmee ku ma gis ni kat Assane Sarr jóge na fii tey romb na ma fii. léegi kon fay dem daal dina ko wax dinañ même bu ñu xamul fu may dem. dinañ gis ni romb naa leen. lan moo tax su leen gaal rombee du ñu intercepté gaal gi ñu interpellé ko laaj ko fu mu jëm. te parfois même gaal yi dinañ am fu ñuy jaar ñu déclaré wu. lan moo tax du ñu leen laaj fu ñu jëm wala bu ñu gisee par exemple nga gis gaal gu nga xamante ni yow gaal gi daa waroon nappi. mais gaal gu war a nappi sax def ay téeméeri nit. plus de 50 personnes ku ko xool war nga ko xàmmee. effectivement parce que gaal gi defuñu ko pour muy def trajet boobu. dana ko def pour mu dem ci lu soriwul ci biir géej gi nappi di kat. mais tey boo jógee Sénégal jëm Espagne baa nga jëm foo mën a jëm ci àdduna bi gaal gi mënul def benn fan àgg. donc woon am na ay risques. maintenant risques yooyu noonu ay nit dugg ci ay doomu aadama di ay sénégalais bokk ci réew mi. bu ñu la rombee war nga leen arrêter pour laaj leen. ndax ñoom nekkul ni ñoom ñoo yelloo dugg ci gaal gi pour dem mais gaal gi pour napp la. donc défaillance wala faay mun nañ jàpp ni dafa am ci mbir yi. daf ci am na si mbir yi. am na si mbir mais ba tey mbëkk mi Assane jàpp na tamit lu arrangé européens yi la. waaw am na si. parce que ñoom it su leen neexee ñu fay na ko de. bien sûr parce que ñoom seeni frontière doo ko laal te yëgunu la. ok kon soo gisee ñu ubbi frontières yi bàyyi gars yi ñuy dugg ndànk-ndànk ak camp yi est-ce que jàppoon ni seen intérêt daf cee nekk. mën naa la jox benn exemple. bàyyi garde yi maanaam li ñu baaree woon. waaw ñu bàyyi ko nit ñi profité wut ay gaalu Samurai Air. dem daw jéggi boo duggee rëcc nga. kenn du la dàq. nga dem lijjanti yow nag yaay lijjanti sa bopp. loolu moo tax ma wax la ne la ñoom am nañ ci part. mais su demee ba bëgg a ëpp loxo. dafay tax ñoom ñu jël ci ay mesures. effectivement. parce que li tax mooy réew moo gis agriculture dafa bokk ci li koy développer. te réew moo gis également en général am na yenn ci xeetu liggéey yi
doomu réew ma ña ko fay nangoo liggéey léeg-léeg du bëri parce que dañuy bëgg a gagner lu ëpp lool te mun nañ ko amee feneen xam nga tey Sénégal mbay mi dafa dellu ginnaaw xëy na dinañ ci ñëw après ci kanam ñu ngi ñëw dellu na fi ginnaaw ngay gis par exemple tey jii ñi ñuy woowee marchand ambulant soo leen xoolee ñu ci ëpp ay baykat la ñu woon mais bàyyi nañ suuf si ci àll bi bayatunu ñëw réew taax di jaay di wër di jaay de la même manière mën nga ko comprendre que ni Europe fi nu toll nii tey tembe surtout avec le contexte de Covid-19 dañuy soxla personne dañuy soxla main d'œuvre maanaam dañuy soxla ay ouvrier yi nga xamante ni dinañ liggéey ci seen yenn xeetu bërëbu liggéeyukaay lu ci mel ni par exemple ci tool yi poulailler yi ci tool yi ci poulailler yi wala ci ferme yi parce que ñoom it dañuy yar effectivement te ñoom ñooñu sax dàq sàmm te soo xoolee ak Covid bi li ñu deele dafa kenn xamul te loolu li ñu deele bëri na donc il faut ñu remplacer ñooñu nga xamante ni ñi dee nañ il faut nga remplacer ñi nga xamante ni ñu ngi doon liggéey te jëm mag wala feebar il faut nga remplacer ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey te feebar il faut nga remplacer ñi nga xamante ni ñu ngi doon liggéey te sentir nañ amatuñu sécurité fi ñu doon liggéeyee ñu bàyyi te doomu dëkk ba duñ nangu yenn liggéey yi loolu bokk na ci li waral moo tax wax naa ko sama benn xarit ma ne ko mbir mi léegi njëkkante la parce que kenn ku ci nekk yaa ngi fexe daw pour teel a àgg parce que wóor na la ni am na fu nombre bi di toll Europe dinañ tëj seeni bunt effectivement loolu moo tax d'ailleurs jeunes yi ngay comprendre lan moo tax ñuy njëkkante pour dem parce que xam nañ ni ñi njëkk a yegg moom dinañ sauver ndax xam nga lu koy justifier mooy ni bateau bi bu débarqué ci seeni frontière une fois mu dugg ci seen frontière am na bateau bu leen di teeru effectivement y a des bateaux de secours yi nga xamante ni ñu ngi leen di teeru bu ñu leen teeroo prise en charge dafay am maanaam bu ñu leen jëlee dinañ leen jël saytu seen wàllu wér-gu-yaram effectivement xool leen psychologiquement jéem leen a dalal ba pare doog leen a xool ndaka la ñuy def ba insérer yóbbu leen ci ay camp de rotation ay camp bu ñu leen yóbboo ci ay camp en général parfois soo fa amee connaissance ñu permettre la nga woo ki nga xam mu jël si la wala ñu seet ndaka lañ lay lijjantee ba nga dugg ci tool nga dem bay au fur et à mesure ngay dem nag ngay imprégné wu ci ngay dem ba soo génnee fii dugg fii parce que Europe boo xasee dugg moom foo dem mën nga dem ak métro mën nga dem ak train donc loolu kon d'une part enragé na Europe parce que soxla na nit ñooñu nga xamante ni dañuy dem pour liggéey. est-ce que ba tey tamit li tax mbëkk mi dellusiwaat nekkaat lu bees est-ce que plan yi ñu jëloon ci 2006 matukaay yi ñu jëloon est-ce que dafa matul parce que dugaloon nañ ci ay plus de 13 milliards ni dañ ko dugal ci mbay mi pour ndaw ñi toog. ak yooyu yëpp ak Goana plan REVA yooyu yëpp ay presque plus de 13 milliards yoo xam ne génne woon nañ ko est-ce que doo xaalis boobu dafa duggul fi mu waroon a dugg ba tax problème bi amaat. waaw wax nga ko problème principal Sénégal mooy xaalis dina génn waaye nag li ñuy laaj mooy ndax xaalis bi dugg na fi mu war a dugg. bari na ay plan yu fi jaar Goana jaar na fi plan REVA extra. tey yaa ngi dégg yeneen structure yaa ngi dégg DER yaa ngi dégg FONSIS yaa ngi dégg FONGIP. ANPEJ yaa ngi dégg ANPEJ mais est-ce que réellement structure yooyu maanaam bërëb yooyu nga xamante ni teg nañ ko fi tey pour mu dimbali ndaw yi est-ce que réellement mu ngi dimbali ndaw ñi wala est-ce que réellement ñi ko war a jot dëgg-dëgg ñu ngi koy jot. xam nga par exemple Goana gi da ngay dem ci benn dëkk. au lieu que ñu jël mu am transparence am sérieux mais jël gi dafay am ce qu'on appelle une politique partisane. te politique partisane en général c'est voué à l'échec. mooy parparloo bi parparloo bi mooy am. c'est-à-dire au lieu que nga jël ki nga war a jël te doo ci seet dara parce que kii nga war a jël. mais da ngay dem seeti keneen nga jël ko parce que jege na la. sa mbokk la wala yéen a bokk parti politique wala soo ko yónnee fii dina dem nga jël ko teg ko fa te amaana peut-être que moom li kee mën moom mënu ko donc xam nga loolu problème lay doon. wala nga gis ku nga xamante ni par exemple toujours ci financement yi moom am na ba pare ki soxla financement bi dëgg jotul ci financement bi mais ki soxlawul financement bi moom mooy jël financement bi moom la ñuy financé loolu moo taxoon dégg mës nga fi dégg benn coow assemblée générale ñu doon wax ci problème mu semence yi ñu député yi am nañ ci semence yi mais ku bayut lan lay doyee semence lan lay doyee jiw même problème boobu mooy am ci yeneen yi ci suñu réew maanaam da ngay gis ko nga xamante ni tey bi DER bi jógee financement bi moom soxlawu ko keneen moo ko soxla mais dina lijjanti ay këyit am ku mu xam ko jàppale mu lijjanti ak loxo mu gudd mu jàppale ko ba moom mu jot ci financement bi dem noose ko toog ñoo bokk parti ñoo bokk ASC ñoo bokk mu dem noose ko toog te financement muy prêt la prêt moom boo ko jëlee pour investissement parce que fokk mu jur dara nga mën a fay su mënul jur dara booy leb te li ngay leb mënoo ko dugal fu nga xamante ni dina jur dara leb ba jaru ko parce que pertement lay doon la lay indi donc loolu mooy problème principal c'est-à-dire que ndaw ñi
yaakaar bi nga xamante ni waroon nañ ko am ci structure yi ñu teg pour ñu dimbali leen dañ ko amul. wala boog ñenn ñi nga xamante ni dëgg-dëgg soxla nañ ko mënuñoo àgg ci structure yooyu pour ñu jox leen ay rendez-vous sur rendez-vous lay doon. te du antu du aboutir fenn. yaakaar naa yooyu Kalilou yooyu tamit ci ay problème la. loolu problème la ci laa bëgg a des sax parce que gis nañ ni tey loolu dafa nekk problème ñu gis ni Sénégal tamit ci àdduna bi sax dafay néew na moom li may wax ni sax yaa ma koy gën a xam dëkk bi ngay dem nga gis benn ministère boo xam ne dañ ko jagleel ndaw Sénégal mu nekk ministère boo xamante ne ministère de la jeunesse ñu jagleel ko ndaw ñi képp tey boo demee ay Côte d'Ivoire ay Mali ministère des sports et de la jeunesse lay doon yeneen mais ñu jël ministère lumb jagleel ko wàllum ndaw ñi tey lii di xëyum ndaw ñi am liggéey bi wala nekk am dara loo tekki sa dëkk di gën a jafe te tey même bu ñuy wax bu ñu xoolee ci mel ni njiitu réew 2012 diggoon na fi 500 000 emplois tey ci 2018 2019 ba muy def campagne 2019 ne woon na plus de 400 et quelques mille am nañ liggéey mais loolu doo ko gis parce que boo demee Sokone ñu ngi gisoon ñuy toog ci mbedd bi di compter pot lampe yi ba léegi ñoo fa dem c'est comme si c'est une guerre de chiffres dañuy wax nii rek mais dans la réalité nekkul loolu moo xam ne askan moom la ñuy dund tey problème bi ci côté boobu fan la nekkee. waaw gis nga loolu ngay wax noonu problème bu sérieux la. c'est-à-dire parfois chiffres yi ñuy avancer ak dans la réalité li ngay gis dafay wuute. bi si njëkk mooy en général bu ñuy wax yooyu c'est des promesses électorales. c'est-à-dire daf koy wax parce que dafa bëgg a falu. maintenant su faloo réalisation bi dafay nekk problème beneen bi ci des mooy. su demee ba falu ñu war a jël li ma la waxoon sànq dafay ñëwaat dëgg-dëgg ñi ñu war a jël loolu mooy waral li nga wax sànq ni ñi nga doon gis ba tey ñoom ngay gis parce que am na ñu nga xamante ni daawoo leen gis te bu ñuy jël ñooñu la ñuy dem seeti dem jël leen yóbbu ndax musuñu bokk ci benn combat seen kër la ñuy xëy tëdd nga jekk-jekk ñu woo la téléphone ni la ñëwal sama yaay déposé na sama jaar na fële am koo xamante ni nii déposé na ay ati at te kenn woowu am ko nga xamante ni sax léeg-léeg te lu am Sénégal lu palpable yéenay jàngandoo wala yéenay defandoo lépp nga xam ko mu xam la compétence yi nga am amu ko nga xëy gis ko muy liggéey ngay waxtaan ak moom nga yëg ni dañ koo lijjanti mais du mérite moo ko fa teg donc loolu aussi problème beneen bi ci des aussi mooy politique bi nga xamante ni jox nañu loolu dafa des parce que xam nga bu ñu nee par exemple 5000 promettre nañu 5000 emplois 5000 emplois yooyu ñu promettre il faut ñu nangu tamit que ni ñëpp moom mënuñu liggéey ci administration effectivement il faut que ñu am ay yu nga xamante ni ay pàcc yu nga xamante ni dinañ ko développer pour diversifier emploi bi maanaam permettre ñii liggéey fii ñii liggéey fii ñii liggéey fii par exemple ñu renforcer pêche bi développer agriculture bi développer industrie bi développer artisanat bi et cetera par exemple ki nga xamante ne ni apprenti tailleur la wala apprenti menuisier la mu wóor la ni def na fi 2 ans 3 ans daanaka mën na li muy def je préfère nga dem seeti xale boobu laaj ko lu mu soxla bu fekkee tailleur la nga ne ko ndax soo amee ñaari machine ñetti machine dina baax machine buy ñëw seerul boo amee 100 000 francs di nga ko am donc ñetti machine 300 000 la nga luyeel ko place soo ko luyee les places nga fayal ko 6 mois wala nga fayal ko 1 an am na ci yenn zone yi nga xamante ni place boo amee 30 000 di nga am place nga fayal ko 1 an c'est-à-dire du nekk xaalis boo koy jox mu téye da ngay dem jënd indil ko outil yi nga koy andil dem fayal ko place bi indil ko contrat de location ni ko fayal naa la 6 mois wala fayal naa la 1 an comme mën nga ñëw nag wutil ay clients wala nga dem jënd ay tissu jox ko ni ko ñawal jaay en attendant ngay am ay clients yuy ñëw di ñëw parce que fii dinañ sol yére donc dinañ ñaw xale boobu soo ko defalee noonu mais wutal nga ko liggéey te liggéeyul si administration bi nga seet menuisier bi nga defal ko la même chose jàng na ba mën a defar lal mën a defar armoire mën a defar banc mën a defar leneen ak leneen moom itam nga dem wutal ko jumtukaay yi nga xamante ni dina ko soxla nga jox ko am na solo soo ko wutalee jumtukaay yi muy soxla ba pare moom it nga lijjantil ko place même bu dee da koy luyee moom it nga def la même chose nga fayal ko quelques mois de ce fait moom dana liggéey mën a épargne mën a def ci boppam mais aussi loolu mën na nekk sax prêt mën na nekk loo xamante ni peut-être su ko état di def du ko may mais da koy fay danaan ko liggéeyal 5 ans nga doog a commencé fay su ko defee moom
dina mën a am lu mu réaliser ci diggante bi loo xamante ni dina féete ci biiram. yooyu yëpp ay solution la. ay solution la te yu am solo tey kon loolu day firndeel ni tey lu ñu wax tey nguur gi dafa war a ñëw taxawalaat ay école de formation tey yoo xamante ni c'est lu ñu naan formation adéquation formation emploi parce que tey da ngay gis surtout bu ñu xoolee ci wàllum élèves yi tey mbëkk mi da nga ciy gis ay xamante ne ay étudiants lañ dañoo dem ba amatuñu si jàpp parce que da ngay dem nekk fi di jàng nga dem yenn département yoo xamante ne da ngay jàng ba amay lijaasa mais tey buñ nee la loo mën amoo benn qualification théorie rek nga jàng da ngay wax da ngay kii mais amul yow dara loo xamante ni war nga ko mën a defar tey est-ce que jaaduwul nguur gi dellu ci ginnaaw tuuti dem kon li nga wax tey bu dëkk bi nga xamante ni lu fa dominer mooy agriculture mu def fa des écoles à vocation agricole nga xamante ni élèves yi dañ ci mën a jàng parce que déjà tu es en contact avec le milieu xam nga agriculture si nga judd si nga màgg tey sàmmkat bi élevage bi nga def noonu pêche bi nga def noonu artisanat bi nga def noonu tey buñ ko defee nga xamante ni bu ñu yeewoo bu ñu jógee rek dañ ko mën tey mën a daf lu ñuy wax auto entrepreneuriat tey mën a taxawal seen bopp ay liggéey yoo xamante ni tey même bu nguur gi fekk suul ñoom dinañ ko mën a defal seen bopp nga jàpp tamit est-ce que nguur gi rawatina ci ministère bi waruñu gën a taxawee ci côté boobu. Effectivement li nga wax mun na nekk te pourtant je considère que ni méttiwul. xam nga réew li koy développé. ci wàllu éducation mooy da ngay seet li nga xamante ni yittewoo nañu ko. nga fexe ko instauré ci école yi dès le bas âge. tey ñun suñu cursus scolaire. mën naa ni bokk na ci cursus scolaire yi gën a gudd ci àdduna bi. wallaahi. parce que spécialisation bi dafay yéex. loolu moo war a tax ñu mën insister ci école de formation professionnelle c'est-à-dire école emploi. ñu dem sax ba en sorte que yenn école de formation yi dinañ nekk en partenariat avec des structures yu nga xamante ni tey bu élève bi génnee wala bu ndaw xale bi génnee dina mën a am fu mu defee stage wala fu mu mën a amee liggéey. ndax tey réew mi stage sax problème la fi. pour nga am stage boobu il faut ñu lijjanti la pour nga am stage ak formation boo mën a def. donc loolu da lay permettre tey jii nii comme ni nga ko wax nga seet pêche bi nga seet agriculture bi même ba ci commerce bi nga xool ko nga seet li nga xamante ni nii mën nañ ko liggéey fii ci réew mi nga fexe ndaw yi jàng ko tey jii nii rarement ngay gis bëriwul de bu fekkee am na Sénégal école bu nga xamante ni dinañ fa jàngale plomberie bëriwul de te noonu la fi manqué noonu la fi manqué plombier professionnel te ba pare noonu la fi doxee ndax amul kenn kuy tabax te doo soxla plombier donc yu mel noonu ngay fexe ngay renseigner recenser li nga xam ni moom la ñu soxla en formation c'est-à-dire en qualification nga jàngal ko nit ñi mu wóor la ni kii su paree kat dina am fa mu liggéey wala nga dem nekk en partenariat c'est-à-dire état bi nekk en partenariat avec ay école parce que tey jii nii gis nga fi koo xamante ni dafay jàng soit ba CM2 mu bàyyi jàng mën naa lire mën naa bind kooku bu amul chance du def benn formation te pourtant am na ay formation yu mu mën a def yu nekk wax naa sànq couture même ba ci couture bi mun am ay école de couture donte ni am na fi nag parce que de la fosse boo demee de la fosse am na yenn métiers yu bëri dans le cadre de l'artisanat dinañ ko fa jàng mais bëriwul Sénégal effectivement te yooyu dafa waroon bëri nga xam ne élève bi ak niveau bu mu mën a am mu nekk surtout dans les régions mais bien sûr ak niveau bu mu mën a am ak fépp fu mu mën a dëkk ci Sénégal dinañ fexe mu am accès à la formation professionnelle mu dem jàngi su génnee mu am lijaasa bi nga xamante ni dina ko mën a permettre mu dem liggéey effectivement moo xam muy kii jàng ñëw moo xam mooy ki jàng maçon moo xam ki jàng plomberie moo xam ki jàng cordonnerie ak lu mu mën di jàng mu dem jàng ko am ci lijaasa wala même bu ko jàngul amu ci lijaasa mun nañ def aussi beneen phénomène beneen concept bu nga xamante ni tey jii nii par exemple maçon bi dem jàngi maçon commencé ci menebar di jàng ba mën maçon wala tailleur bi dem jàngi ñëw commencé ci apprenti tailleur ba mën tailleur ba mën a ñaw kooku bu jaarul ci benn école war nañu fexe seet ndaka la ñuy def ba xale boobu li mu mën ci métier ñu mën a xool lu mu méngool ci diplôme ñu jox ko effectivement nga xam ne dina mën a dem déposer ci yenn structures yi parce que parfois appel d'offres yi wala yenn marché yu amee même si parfois c'est difficile su amee nit dina mën métier trop bëgg koo gagner mais du ko mën a gagner parce que papier këyit daf koy téye te amaana sax yow ki ngay wax nii moo ci ëpp xam-xam ka ko jàng ba am si diplôme am yor ay këyam mais je te dis que parfois dans la réalité loolu mooy am da ngay gis par exemple benn électricien parce que ki ko théorie ak ki ko pratiquer bokkul wala benn tailleur ma tooñ sama xaritu tailleur yi benn Cheikh Omar bu nekk Massa Ndiarème waaw dafay mën métier nekk tailleur tey jii nii mën na ko mën plus que par exemple ki nu wax ni am na ci diplôme
styliste la fi. waaw ki ñu voilà par exemple da ngay dégg ñu ne la kii styliste la. modéliste la. am na parce que am na diplôme de stylisme. am na diplôme modéliste. mais est-ce que dëgg-dëgg métier mi li mu laaj xam na ko. kon xam-xam bi du diplôme bi. du diplôme bi mais mën nga dem fekk benn Cheikh Omar Marché Ndiarème mënul bind mënul lire te pourtant boo ko joxee modèle boo ko jox mën na la ko ñawal. mu dàq ni ko kii borom diplôme. bokkul na ki nga xamante ni am na diplôme boo ko expliqué wul boo amul sens bu deful schéma du ñëw. effectivement wala du dagg. te kee mën na ñëw xool nii rek benn modèle mu dagg ko wala dans sa tête. du bind du dessiner du def dara mais dans sa tête. mu créé nga jox ko touché rek mu dagg. te en général sax ñooñu nga xam ne ñooy borom diplôme yi wala ñooñu ñuy tudd ñoom Cheikh Omar la ñuy exploité jël leen seen i place. bien sûr loolu moo am parce que yow demal marché HLM wala nga dem ci yeneen marché yi parfois léegi da ngay gis ni que Sénégal loolu développé na fi. da ngay gis benn waay bu luwee sax benn appartement. surtout ñag yi. équipé ko. mettre en place des machines. jël ay nit jëli ñooñu nga xamante ni xam xam-xamam di leen fay salaire bu dee. effectivement. ki nga xam ne day xëy di liggéey suba ba ngoon ci machine bi lay toog ñuy dagg di ko jox muy ñëw wala parfois muy dagg di ñëw. nga koy fay par weer te li nga koy fay par weer méngoowul ak force de travail bi nga xamante ni échange la. ñi ngi seen émission taxawu askan wi fi seen rajo Safina FM 98.2 tey ñu ñëw di waxtaanee ana lan moo waral mbëkk mi dellusiwaat gaa yëpp ndaw ñi soobuwaat géej gi. dañoo découragé ci réew mi dañoo yaakaaratul am fii dañoo yaakaar teraanga ni teraanga kat ci biti rek nga ko mën a amee wala ñu ngi fi dalal nag suñu gan nekk koo xam ni fànn bi ñuy waxtaanee fànn bu maîtriser la. muy Assane Sarr moom lañ fiy waxtaan moom la ñuy dalal tey 88 628 10 95 mooy bu mu jokkoo bi. su fekkente ni rek am na ku dugg Ibrahima ñu dugal ko rek incha allah mu demee ak waxtaan wi xëy na problème bi sax ñu waxtaanee léegi dafa ñuy fekkaat ci mbay mi Sénégal suñu waxee ndaw ñi dañ naan nañ delluwaat bay yi ndaw loo xam ne da nga koy delluwaat di ko bayloo joxoo ko suuf joxoo ko jiw presque ñi ngi fiy dégg tey ñuy député bi wala ministre bi wala gouverneur bi wala sëriñ bi ñoom la ñuy jox suuf sépp ñu àkki moo ko jiw yi ñoom lañ koy joxat daaw am na fi ñoo xam ne seen i bon sax xaalis lañ ko laaj def seen poche kooku bayul ndax mënoo kaa jox jiw wala engrais mun la jox ma ko xaalis te loolu gis nañ ko ci réew ko effectivement loolu moom problème la si réew te koo wax rek mun delluwaat leen bay maanaam dëgg-dëgg mooy li ma la wax sànq ki nga xamante ni moom moo war a jot ndimbal pour liggéey jotul ndimbal pour liggéey boo jëlee mbay mi ñaar ba ñetti problème dafay poser tudd nga problème foncier bi suuf Sénégal suuf moom suñu autorités yi ñu baal ñu ko waaye daf cee bëri ñu ci amul ngor suuf fii ñu toll ci réew mi yaa ngi koy dégg coowal suuf fu ne nga koy dégg ci réew mi effectivement waaw bu ñu jëlee suuf sépp jox ko bayeer yi te rek du rek autorités yi parce que léeg-léeg nga gis ñu nga xamante ni génnal ngay voyage yi jaar ci autoroute à péage bi nga jëm Thiès diggante Thiès ak Ndakaaru ñaata tool ngay gis à gauche et à droite nga génn fi dem boo génnee Saint-Louis dans le Waalo dans la région dans le fleuve Sénégal à côté ay yan tool ngay gis ay toolu pataas ay toolu pomme de terre ay toolu leneen ak leneen te pourtant ay sénégalais moomuñu ko nga gis aussi que ni ba tey suñu autorité muy maire muy leneen lu mu mën doon ñu jël ay hectares et hectares accaparé ko waaw loolu yëpp soo ko jëlee ndaw yi nga bëgg nu bay fu ñuy bay wala sax fu ñuy dëkk wala ñuy bay parce que soo jëlee hectares yëpp nit ñi pàccoo ko du ñu am fu nu bay beneen bi ci des mooy ki nga wax demal bay mais xanaa du ay loxo la ñuy ji effectivement jiwuñu ay loxo jiwuñu yëre yi ñuy sol dafa am jiwu lañ soxla dana soxla aussi accompagnement effectivement tey jeune bi nga xam ni jëlee nga ko Ndakaaru par exemple mu ngi nekk marchand ambulant wala mu ngi takkale nga ne ko demal bay wala sax xamul fu village féete mais mu ngi dëkk Dakar nga ne ko demal bay kooku bu amee ay mesures d'accompagnement su dee ku bëgg dara dina dem bay effectivement par exemple jël nga ko dem nga ko jox ko suuf mayuloo ko suuf bi encore une fois mooy li ma doon wax sànq c'est-à-dire ay accompagnement lay doon da ngay dem ni ko kat benn toolu 100 mètres carrés ngi nii wala benn toolu hectare ngi nii loo fi mën a mbay bayal par exemple mu ne la man bëgg naa bay xaal nga ne ko kaay dama lay lebal jiwu xaal soo récolté da nga may fay dama lay lebal jiwu xaal waaye joxaale ko tamit benn argent de poche boo nga xam ne moom lay mën a gérer dafay soxla parce que su mënta gérer këram dinaa si ñëw dafay am lu muy soxla c'est-à-dire que tey jii nii ki ngay jël ki amoon fii benn table am di ci jaay parce que table bi lu mu ci jaay bu wàccee ci lay joxe dépense effectivement
donc il faut nga xam en moyenne ñaata lay soxla dépense quotidienne en besoin nga évaluer ko loolu yëpp bor lay doon boo koy lebal parce que wóor na la ni soo ko joxee mu bay par exemple hectare mu bay xaal jox nga ko jiw jox nga ko yëpp yi mu war a àndal maanaam engrais yeeg produits yi nga xamante ni moo ci war a ànd ba du yàqu dina mën a bay mu baax su fekkee par exemple dafay soxla ñaar wala ñetti nit yu ko jàppale main d'œuvre li mu leen di fay wala boog mu nekk partenariat kenn ku ci nekk da nga am loo ciy am nga jox leen lu nu bàyyi seen kër su boobaa ñooñu bu ñu demee dinañ bay beneen bi ci des muy am solo muy Sénégal xam nga toujours dañuy wax autosuffisance alimentaire wala autosuffisance en riz te ba léegi depuis ñu commencé wax autosuffisance en riz ak léegi amaguñu autosuffisance en riz parce que du réalité parce que Covid bi wane na ko mënuñu wax incarner une autosuffisance en riz nga war a dimbali askan wi ci ceeb dem di jéggaani ceeb waaw ceeb bi yëpp bitim réew la jógee ñu wàccee ko ci port bi mu am benn genre défilé donc loolu mënul nekk li nga mënoon def mooy par exemple boo demee ci wàllo bi ndox maa nga fa suuf saa nga fa te jiwu am na fa il faut nga encourager population yi ñu dem bayi ceeb par exemple te méttiwul non méttiwul parce que am na ñu koy def di ci réussir soo leen encadré jox leen ay financement jox leen jiwu dem jox leen suuf installer leen système bu nga xamante ni dina leen mën a permettre ñu jëlee ndox mi ci fleuve bi ñëw arroser seeni tool parce que soriwul su boobaa ñooñu bu ñu récolter nga accompagner leen pour ñu mën a transformer produit bi ñu am en produit fini matière première bi c'est-à-dire ñu transformer ceeb bi bàcc ko séparer ceeb bi séparer ñaax bi ak yi nga xamante ni moom moo ciy ànd yëpp nga accompagner leen pour ñu mën a écouler seen marchandise ci marché bi parce que bu ñu bayee ba pare am problème écoulement aussi dafay poser problème te ni nga koy permettre mooy am na benn astuce bu ñuy def ci soble bi mooy soble Sénégal bu commencé ñor soble importé du dugg même foofu aussi am na problème parce que accompagnement bi dafa des ndax soble Sénégal bi dafa gaaw yàqu effectivement te pourtant soo demoon ci zone yi nga xamante ni ñu ngi fay bayee soble bi par exemple nga fexe ba tey jii jeunes yi nga xamante ni ñoom ñooy daw di jëli mbëkk mi pour dem immigration clandestine yi dem Europe nga fexe leen yóbbu ci tool yooyu ñu bay bu nu bayee ba pare fépp fu tool am nga fexe fa installer benn frigo effectivement bu nga xamante ni ku ñëw selon le tonnage wala selon quantité bi muy def da nga koy subventionné pour mu mën fa denc sobleem ba du yàqu mu am lu mu fay bu jaayee su boobaa soble bi mën na durer mais da ngay gis ne baykat yi dañuy profiter pour écouler seen marchandise parce que soble bu yàqoo bu yàggee yàqu te bu yàqoo ñu perte te amuñu fuñ ko denc dañ koy mujjee wanteer sax te soble bi ñuy indi di ñu ko jaay muy pomme de terre bi muy pataas bi parfois nga dem jëndi ko ci boutique bi da ngay yëg ne dafa sedd parce que bi ñu ko jëlee ci frigo bi yàggul te frigo yi ñu ko moom mooy bailleur yi nga xamante ni ñu ngi Sénégal di bay pomme de terre wala di bay pataas wala di bay soble am seen matériel lu bopp ñooñu ñoom ñoo ciy tekki donc suñu jëloon ñu def noonu bu boobaa problème yi dina wàññeeku même bu réglé wu. yaakaar naa Kalilou tey suñu waxtaan yaatu na te point yi fi feeñ yëpp te benn bu si nekk di nekk solution ci luy doxal penc parce que ndaw tamit dafa nekk loo nga xam ne moom mooy avenir u réew te yaakaar naa ni bëri na yu fi Assane souligné yoo xam ne benn bu si nekk point la woon pour mën a soqali ndaw li kon dafa mel ni politique de développement bi ñu jagleel ndaw ñi moo matul surtout fu mu mujjee wax nii parce que li mu wax nii yëpp tey agriculture bu développé li ci mel ni pêche ba si lii di élevage tey loolu ça tend vers li ñu wax l'industrie lourde tey moom xam na ni industrie bu développé main d'œuvre dañ koy soxla parce que ñun eggaguñu fenn ci phénomène de robotisation bi nga xamante ni tey comme waa nasaraan yi nga xamante ni bitim réew tey soxlawuñu nit mais ñun tey industrie bu fi tijji da ngay soxla ay nit yu ñëw liggéey te li mu wax nii tey dama bëggoon ñëw rek juste balaa moo xam naa minutes yi léegi mu jeex mu ñëw ci problème industrie parce que gis nañ fi Sénégal société yu bëri dañoo tëj tey lu si ëpp sax commerce bi mooy secteur informel bi moo gën a développé tey tamit côté boobu tamit yan solution tamit la nguur gi war a taxaw pour sukkali ko waaw xam nga loolu moom problème la ci réew bu ñu demee ba réew industrie yu bëri tëj moom problème la parce que industrie bu tëj rek am na ñu fa doon liggéey ñu ñàkk seen liggéey effectivement li ñu waroon def mooy te lu ci ëpp nag li koy tëj mooy problème de gestion ndax la industrie yooyu loo doon defar ba tey ñu ngi koy soxla effectivement maintenant au lieu que ñu dem jéggaani ko lan moo tax mënuñu fexe ba développer secteur yooyu noonu am gérer ko ci gestion bu nga xamante ni gestion bu mucc ayib la société yooyu tëj bañ a tëj ña fa doon liggéey bañ a ñàkk seen liggéey li ñuy soxla ci wàllu boobu ñu koy liggéey fii ci biir réew mi parce que réew soo demee ba li ëpp ci li ngay soxla da nga koy jéggaani su boobaa problème day am parce que fa nga koy jéggaane bu banquee seen loxo nga am problème nga am jafe-jafe réew mi dañuy soxla tissu par exemple dañuy soxla leneen ak leneen te les industries textiles du Sénégal est-ce que mu ngi fonctionner yëpp tëj Sotiba Sodefitex yëpp a dem mu ngi noonu
maintenant lan moo tax mënuñu investir te coton mën nañ ko bay Sénégal. dañ koy bay par exemple si am na ñu koy bay c'est-à-dire bu ma nee mën nañ koy bay Sénégal te bay bi sax bëriwul dafa yaatuwul moo tax dafa yaatuwul Sénégal wax dëgg maintenant su fekkoon ni tey jii fexe woon nañ ba delloo si loolu dugalaat loxo ci mbay mi ni mbay coton Sénégal développé waat industrie yooyu nga xamante ni seen matière première mooy coton ñu arrêté importer tissu tey defaree fii tissu effectivement da ngay dem par exemple bu fekkente ni dañu soxla jeesner wala dañu soxla leneen mais da ngay dem rek jàngee nañ koy defaree soo jàngee nañ koy defaree jëndi machine yi indi doomu réew mi di ko defar ñu defar jeesner made in Sénégal di ko sol beneen tissu noonu parce que base bi lépp coton la wala beneen matière première te matière première bu ci nekk mën nga ko jiggaane parce que réew tugal yi li ñuy def mooy dañuy ñëw fii jënd matière première dem transformer ko ñëw jaayaat ñu ko maintenant lan moo tax mënuñu dem wuti industrie yi matière première bi ñuy am fii ce sera à moindre coût parce que coût de transport yi yëpp dafay de wala mu ngi mel ni par exemple diwlin bi parce que industrie yi defar diw yëpp dañu dem ñu installer leen dans le bassin arachidier pour ñu mën a jege seen matière première muy arachide muy gerte bi donc loolu moom mooy tax ñu mën a dem à moindre coût am gerte transformer ko bu ñu defoon ci yeneen secteurs yi aussi dafay am solo mais aussi ñu développer le secteur de l'entrepreneuriat maanaam fexe ba ndaw yi lu ñu am rek ñu mën ko dugal ci benn investissement bu ndaw mën a taxawal seen liggéey Khalil yaakaar naa suñu invité il faut mu dellu si waat fii macha allah il faut mu parce que li muy développé ak li ñu war a waxtaanee parce que il faut ñu xoolaat nan la ñuy dimbalee moom tey macha allah non il faut ñu waxtaanee il faut ñu xoolaat ak moom nan la ñuy dimbalee ndaw ñi ci pour réew mi mën a développer waaye suñu njiit yi tamit ñu concentré waat xoolaat xale yi nan lañ leen di dimbalee parce que ndaw tamit dañ koy dimbali tette ko xam nga wax na ko sànq dem ba am 30 ans ci école doo ko uti métier dafa metti te dafa yàgg te normalement waxuma sax entrée en sixième soo paree rek war nañ laa mën a encadrer nga commencé war a mën a spécialiser wu ci benn nga xam ni bala ngaa defaat beneen 5 ans commencé yeewu ci li nga war a def dina tax nga maîtriser ko ok système bi il faut mu changer nag il faut mu changer mais waxtu yaa ngi dem dañ koy bàyyi mu wax kàddu dañ koy bàyyi mu wax ñu kàddu ñu wax ni ko bég nañ lool nag wax dëgg yàlla voilà donc comme waxtu bi daf ñu tënk trop sax tey ak li nga ëndaale woon tey jii daanaka lu ci bëri sax waxuñu ko parce que dañ doon suivre rek débat bi gis nga ndaw yi la ñuy lancer appel ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi dem ci mbënn mi ñu xam ni jël yoonu géej bi kese du solution ndax am na ñu ko jëlul te ñu ngi réussir nañu delloo si seen xel mais nag nekkul ni ñoom ñoo nekk faute ñoom ñoo nekk fautif c'est-à-dire ñoom ñoo am tort parce que bëgg nañu réussir te foofu la ñu yaakaar pour réussir mais aussi warul mun a tax ñu bëgg a jóg tey jël géej gi war fi def 2 fan 3 fan 4 fan pour àgg te wóoru leen ba xam dinañ àgg wala duñu àgg mais aussi état war na mun taxaw contrôler dem yi ba ñuy échapper du ñuy échapper mais en contrepartie également ku ñu jàpp ñu booleel ak ñi nga xamante ni ñu ngi lay dalal mooy ñi ñuy wax les psychologues conseillers wala les spécialistes ñu dalal la jéem la accompagner pour nga mën a liggéey donc loolu daal lañ doon lancer message boobu lañ doon lancer ñu xam ni mbëkk mi moom du solution wax dëgg yàlla dem mun naa am waaye mbëkk mi moom du solution macha allah Khalilou di ko jaajëfal bu baax moom Assane Sarr di am mbégte kontaan macha allah waxtaan bi amoon na solo trop comme ni ñu wax rek waxtu jéem tënk waaye xam naa yoon jamul ci benn incha allah. Assane dina dellusiwaat incha allah ma bàyyi leen ngeen jàkkaarloo ci Safina TV bi incha allahu rabbi ñu waxtaanee waat lii mu gën a yaatu ci kattanu yàlla ñu jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñi nga ànd ak ñun ci 98.2 fii seen rajo Safina FM ci seen émission taxawu askan wi gërëm bu baax a baax. Assane Sarr moo nga xam ne moom la ñu àndaloon waaye Ibrahima moom it ñu jaajëfal ko ci technique bi ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñu ngi ñu déglu ñëpp jox leen rendez-vous incha allahu rabbi même heure même fréquence ba gannaaw suba ci alxamis bi incha allah ci seen émission taxawu askan. Vous écoutez Safina FM 98.2, 98.2, 98.2, 98.2, 98.2, 98.2, 98.2.